soxna soo leen yeewoo suba teel déglu leen RFM matin soo leen yeewoo suba teel waaw na ngeen déglu RFM matin bon réveil sur RFM loolu wóor na pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. RFM matin. RFM matin. émission bi yeewaa Sénégal. jàngeen jëf mbokk yi RFM matin tey talaata benn septembre atum 2020 7h40 ñu daal sunu gan professeur Mor Ndiaye salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. ñu fàttali ni jàngalekat nga ci wàllu médecine. waaw professeur de médecine jiite lépp lu xam ne dafa aju ci wàllu wér-gu-yaram ca biir université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru noonu la wala kuddu ci boppam wala université gépp. déedéet IPMS personnel enseignants yi ak personnel administratif et technique yi rek kii IPMS. ñu ngi noonu kon yaay njiital institut de prévoyance médico-sociale bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar lañ fa sant ci kuréel tam jëm ci wàllu coronavirus gi yaa ko fa jiite tey la njàng mi di ndànk mbaa totalement ci faculté bu ñi nga xam ne fi la ñuy jàng. ñu tam njàng mi coronavirus jeexagul nu ngeen ko fas yéene doxalee. waaw maa ngi gërëm Babacar di ngeen sant ci invitation bi xam nga bi nu tëjee université yi dañu daal di teg lu ñuy wax commission santé Covid bi nga xam ne mooy saytu lépp jëm ci santé en rapport ak pandémie bi ci biir université Cheikh Anta Diop. commission boobu nag dafa am ñetti pàcc ñëpp ci bokk mooy ensemble communauté université yi muy personnel enseignant yi muy étudiants yi muy personnel administratif et technique yi donc bi ñu saytoo ba pare dañu daal di def lu ñuy wax protocole sanitaire boobu nag dafa war a appliquer wu aussi bien ci campus pédagogique bi muy biir université que ci campus social bi te protocole boobu ñaari pàcc la am. pàcc bu njëkk bi mooy gi nga xam ne dafa jëm ci mbirum wér-gu-yaram bi dañ ni suñu amee cas mu nekk cas suspect boo xam ne dafa nekk ci këram dañ koy isoler suñ ko isoler soloo ko masque suñ ko sol ba pare ñu ni ko su fekkee ni enseignant la wala muy personnel administratif et technique de service ñu ni ko da ngay woote médecin IPMS yi su fekkee étudiant la day woote médecin COUD yi après dañ koy daal di prélever ba pare envoyé ko nag prélèvement bi district centre parce que xam nga ñun aussi dañu bokk protocole bi dafa articulé ci dispositif national bi comme ça suñu ko yóbboo district centre ñoom ñoo koy envoyé ci laboratoire yi léegi suñu jotee résultat yi mën nañ ko ci maintenant su fekkee ni nag cas suspect boobu dañ ko fekk dafa ñëw consultation dañ koy isolé ci salle d'isolement yi ñu def ba pare daal di ko porter au masque ba pare isolé ko suñ ko isolé ba pare day suivre même processus bi prélèvement envoi ak résultat yi ensuite dafa am cas contact yi xam nga mën na nekk asymptomatique ñooñu dañ leen di surveiller su fekkee nag cas contact symptomatique la ñooñu dañ leen di daal di def comme ni cas suspect maintenant nag dafa am beneen troisième catégorie cas boo xam ne moom lañ tuddee cas vulnérable yi xam nga kooku mooy nouvelle stratégie bi ñu développé au niveau national cas yooyu li ñuy def mooy su fekkee nit ki dafa am diabète am tension wala mu am feebaru doye di roño wala mu am feebaru xëtër bu yàgg wala mu am feebaru xol wala mu am cancer wala mu am ay immunodépression kooku dañ koy surveiller mais ñun dañ ni képp koo xam ni da nga nekk cas vulnérable dañ ngay jox attestation médicale de dispense mais dispense bi ci espace UCAD bi la mais loolu du empêcher nga continuer sa jàngale parce que xam nga jàngale bi léegi day dem ci système bu ñuy wax bimodal day am jàngale en présentiel ak jàngale à distance muy en ligne xam nga après première
pàcc bu njëkk bi nag dafa am pàcc boo xam ne mooy situation yi nga xam ne mooy situation travail yi liggéey yi dañ ni képp kuy def réunion il faut nga wut salle bu xaw a mag boo xam ni c'est assez spacieux pour que ñëpp mën si xaj ba pare su fekkee mënul nekk nga def ko en visioconférence si buntu salle bi da nga fay def dispositif de lavage ñëpp sol seen masque ba pare nit ñi respecter distanciation 1 mètre bi ba pare micro yeeg yooyu yëpp kenn du ko nekk di ko awanteeg yu demee noonu document itam kenn du ko awante ba pare su paree da ngeen di aérer salle bi ba mu kii ba pare nettoyer chaise yeeg table yi fa. léegi nag bërëbu jàngalekaay yi xam nañ ni étudiants yi mbooloo lañ fay doon. tàncaloo dajaloo. loolu nu ngeen koy gérer. waa xam nga à côté protocole sanitaire bi dafa amoon lu ñuy wax aussi benn plan de reprise boobu assemblée université moo ko validé dafa def benn cadrage bu mag boo xam ni daf ni léegi dafa am ay niveau yu war a ñëw mais daf ni dañuy tenir compte spécificité établissement bu nekk parce que xam nga affaire bi muy tëj dafa amoon ñoo xam ne niveau yi bokkul woon dafa am ay instituts yoo xam ne presque pare woon nañu seen premier semestre ba def seen examen ba entamé seen second semestre yi ngeen dese woon daanaka ay ñaari weer a topp donc il faut ñu jël spécificité yooyu léegi dañu bàyyi léegi faculté yi ñoom seen wàllu bopp ñu xool seen spécificité pour proposer au plus tard 6 septembre bi seen emploi du temps. mais au-delà d'emploi du temps yi laaj bi mooy ci biir amphithéâtre yi. yan disposition yi la ñu jël. voilà pour bañ nit ñi jegeyoontoo ngir propagation au cas où am na kii yor doomu jàngoro bi du ko mën a wal keneen. waaw merci Déthié c'est-à-dire que le problème fondamental bi am mooy dañ ni si biir amphithéâtre yi il faut nu def distanciation boo xam ni 2 chaises la entre étudiants yi ba pare dafa am beneen dispositif c'est que dana am 14 amphithéâtres yoo xam ni loolu ban fac lay doon. mais xaaral ma expliquer rek Babacar c'est-à-dire dana am 14 amphi yoo xam ni dañ leen interconnecté ba pare dafa am foofu ay caméras pour enseignement à distance c'est-à-dire que su enseignant bi di def cours am étudiant bi si portable am wala si réseaux sociaux yi mun na déjà am cours bi en direct wala mu nekk feneen di suivre cours bi ba pare plus dañ ni su fekkee ni cours bi dafa jeex dañ koy enregistrer te suñ ko enregistrer dañ koy envoyer sous forme de fichier étudiant bu nekk donc étudiant boobu mën na jël fichier bi di ko xool connecté. kon est-ce que ñu leen di wax bu doon pexe moom waaw mais pexe yooyu nag xam nga dafa laaj ay moyens ak ay distance xam nga ñu ni su niveau yi ñëwee ak spécificité yenn fac yi daanu mën a xam ñun suñu hantise mooy que nit ñi bañ fa dajaloo ba université bi am ay sources de contamination ak ay infection na nekk benn cluster te su nekkee cluster est-ce que évaluer ngeen jamono ji risques yi yéen a ngi jàngaloo nit ñi indiwaat leen ci université bi risques yi ci ban pourcentage la évaluer ngeen ko est-ce que séntu ngeen ko itam. waaw mais xam nga kooku mooy modélisation yi mais xam nga modélisation yi yow xam nga Babacar modélisation yi coow mu indi xam nga ñii ni pic bi ñëw na ñii ni pic bi xam nga yooyu c'est des projections qu'on fait mais xam nga dans la réalité problème bi yëpp Babacar mooy si àddina bi yëpp nit ñi commencé nañu jàng Sénégal il faut ñu commencer jàng te àddina bi yëpp yu ñu def ba commencé si génn mooy dafa am partie boo xam ne dañ koy def présentiel benn partie boo xam ne dañ koy def à distance kooku nag il faut que àlla kuy ak nit ñi nangu ko parce que gis nga suñu génnee si pandémie bii mbas mi yi leer ba leer enseignement bi mënatul nekk comme nu mu meloon avant kooku il faut nit ñi nangu ko parce que c'est pas benn question spécifique boo xam ne dafa nekk pour Sénégal kooku monde entier bi nga mbas mi jàpp yenn dëkk yaa ngi nii nit ñi ñëw nañu xale yi am na ñuy jàng si am na ñoo xam dañuy toog seen kër ay choix lañ def xam nga pays bu nekk ak mode organisation ñun nag fu mu nekk nii waxtaan nañu ak étudiants yi parce que étudiants yi aussi ay responsable lañu xam nga am na ay établissement Babacar ma wax nga ko presque seen programme yi pare nañ ko parce que si phase bi ñu tëjee université bi yëpp ñoom ñu ngi doon def seen cours en ligne di def seen ay TD en ligne xam nga ñooñu dund bokk ak même situation ñoo xam ni defuñu woon dara
xam nga te étudiants yi c'est vrai li ñu wax c'est normal am na ay étudiants yu amoon ay problème connectivité moo tax DIS yi bi nga xam ni professeur Ibrahima Niam moo ko jiite dafa daal di def ay efforts yoo xam ni c'est surhumain pour que sunu amphi yi mën a am ay système de connexion yoo xam ne nit ki dina mën suivre même cours bi nekk këram ba pare cours bi si boppam dañ koy enregistrer jox ko xam nga loolu yëpp ay avancées la yoo xam ni ëllëg si biir su fekkee ni vraiment te xam nga aussi y a les plateformes où nit ñi mën nañ télécharger cours yi si biir si plateforme yi donc yooyu yëpp dafay nekk ay xeetu avancées yoo xam ni mën nañ ko d'accord mais li leer ba leer mooy xam nga mënuñu accepter que monde boobu yëpp 78 000 étudiants ñu bëgg si biir université bi d'un coup kooku moo mënul nekk. wax nga sànq mesure barrières yi ak raxas loxo yeeg gel antiseptique sol ay masque ak lu ni mel mais est-ce que contrôle ba ca war danañ ko def. waaw mais xam nga côté boobu nag moom. donte sax nit ñi ñoo war a yeewu di def yenn yi waaye itam laajte na ñu leen di gësam. waaw mais xam nga nag Déthié il faut d'accord di que quand même milieu université c'est un milieu un peu distingué quand même parce que étudiants yi genn wàll gi yëpp soo xoolee ñu ngi woon ci sensibilisation bi soo jëlee étudiants en médecine ñoom ñoo nekkoon ci centre de traitement yi donc c'est des gens qui sont déjà impliqués suñu pour sécurité sanitaire il faut que ñun ñëpp ñu jàpp ci. c'est-à-dire que xam nga soo solee masque ni man bëgguma mu wàll ma xam nga loolu c'est pas une bonne approche mais soo solee masque ni man bëgguma nekk source de contamination xam nga loolu mooy approche positive bi donc il faut que ñun c'est vrai que si buntu amphi daan fa def ay dispositifs daan fa def ay agents de sécurité et cetera mais il faut que étudiant bu nekk approprié wu suñu police sécurité suñ ko amee rek ñëpp suñ si jàppee jëm naa ni dina baax. mais problème bi surtout fu la lay doon campus social bi nga xamante ne nit ñi dañuy dajaloo ci néeg yeeg naan ataaya ak yenn saay wala seeti sa camarade wala sa xarit. mais parce que amicales yi yenn amicales yi déjà def nañ ay communiqué par rapport à ça te directeur COUD bi waxtaan na nag étudiants yi te étudiants yi def nañ ay efforts yoo xam ni c'est subconséquent parce que déjà xam nga même restaurant yi rek ubbi bii nga xam ne dafa daan nekk ay midi 14h léegi dañ ni 11h ba 15h lay ubbi ba pare étudiants yi am nañ possibilité di jël ay lekk ci ay barquettes di yóbbu seen néeg ba pare étudiants yi d'accord nañu que néeg bu daan am ay 6 personnes wala ay kii nu wàññi ko ba mu nekk 2 ou 3 personnes. ñeneen ñi nu ñuy def bu boobaa. mais parce que xam nga aussi campus universitaire 9500 yi nga am d'habitude ñëpp dëkkuñu ci campus bi dafa am ñoo xam ne dañu leen di crandoter woowoo taxaw na ni mënuñu reprendre sans tenir compte dispositif bi nga xam ne moo nekk ci campus social bi parce que foofu mooy ndeyu mbir yi parce que xam nga foofu ngay étudiants yi di jaxasoo bu metti bi. ma ni am na ñoo xam ne amuñu mbokk amuñu fu nu dal Ndakaaru di jàng université ci campus bi rek lañ mën a dal bu fekkee dañoo nar a wàññi lim bi ci néeg yi ma ne ñooñu nu ñuy def ndax. waaw mais ñooñu waaw laa ngay expliquer nii nag Babacar dama ne moo tax ñu def dispositif bi par niveau ba nga xam ni COUD di dina am capacité niveau yooyu nu nga xam ne moom ngeen wax ñooy commencer ak yenn spécificité yi parce que yenn écoles yi ñoom ñu ngi ak seen ay résidence ah nga jël lu mel ne école supérieure polytechnique nga jël lu mel mais dama ne ñun si bi ñu saytoo ba saytu dañ ni étudiants yi nga xam ni ñoo nekk si niveau bi suñu leen indee dina mën a am COUD dina mën jël seen capacité yëpp étant entendu que du étudiants yëpp ñoo dëkk si cité universitaire bi également du étudiants yëpp ñoo fay añee du étudiants yëpp ñoo fay reere kooku aussi dañ ko war a seet mais ñun dañu calculer de façon maximale ba nga xam ne du am benn marge d'erreur te kooku étudiants yi directeur COUD ak autorité COUD yi waxtaan nañ ci ba jubóo si. ñu yaakaar ni tam da ngeen tëj Claudel bu ko defee étudiants yu góor yi duñ fay doxoon dinañ koy faral di defee professeur Mor Ndiaye. Babacar man doo ma wax loo man xaw ma ko Babacar kooku moom yàgg. ma xel dafa dem ci Georges ba mu nekk étudiant. waaye Babacar bàyyi léegi ci bu fekkente ne tey jii am na lu ñu gis ni jàngoro ji dugg na ci biir université ba laal nay étudiant maari day imchi boobaa lan mooy doon seen riposte ci biir université bi. mais riposte bi si biir université mooy par exemple au niveau du COUD xam nga déjà prévoir nañ fa presque ay espace yoo xam ni pour au cas où par exemple dañu am ay cas positifs foofu la ngeen di isoler hein commencer leen saytu traité en attendant nu ngeen di yóbbu ci dispositif national bi parce que Babacar yi am importance et il faut que nit ñi xam ko. xam nga c'est-à-dire que université dispositif national bi xam nga am na lu ñuy wax léegi traitement à domicile. maanaam koo xam ni yëf yi feeñul ci moom sonalu ko lool mun na toog fi mu toog
ñu koy faj. est-ce que loolu mën na nekk ci biir campus bi. mais doucement moom nga lay expliquer su fekkee ni dañoo fa par exemple benn pavillon ñaari niveau si benn pavillon daal ni yii pour ñi nga xam ni probablement dañu positif def commencé foofu leen traitement xam nga wax parce que étudiants yi aussi il faut nu wax ko parce que la plupart des étudiants là c'est des cas asymptomatiques. c'est-à-dire que ay xale góor yoonu ay njëkkambaar ñooñu dañuy la preuve ñi nga xam ne ñooy paa yi enseignants yeeg personnel parce que ñun c'est nous qui sommes plus à craindre que étudiants yi mais quoi qu'il en soit étudiants yi bu si feebar dañ koy isolé commencé la traité su fekkee ni yaa ngi tane nu bàyyi nga foofu su fekkee ni tane woo nu yóbbu nga si centre régulation bi mais li am importance Babacar mooy c'est que ñun duñu ay nekkuñu benn nomenclature boo xam ne dañuy génn si dispositif national bi on est articulé au niveau du dispositif national. ana faculté de médecine daanaka moom mooy école médecine bi jiitu ci Afrique sowu jant lu jëm ci test yi sànq nee nga boo leen gisee dara da ngeen koy yóbbu feneen fi ñuy defee test yi. pourquoi université amul jumtukaay yi nga xamante ne waroon na mën a def liggéey googa du dem di xaar ay 48 heures pour am ay résultats. dafa am benn stratégie nationale bu ñu dégagé mais xam nga su yóbbu prélèvement yi si district yi xam nga mën nañ ko yóbbu Institut Pasteur mën nañ ko yóbbu IEF mën nañ ko yóbbu Ouakam mën nañ ko yóbbu laboratoire bactériovirologie yi nga xam ne professeur université yi ñoo fa nekk. mais est-ce que université warul woon am dispositif. waaw mais kooku nag loolu yëpp ci njàng meek njàngale mi. waaw mais kooku dëcc d'accord naa say yow mais kooku il faut nag ñu saytu rek moo tax ma ne nga au sortir de ce Covid là su fekkee ni defuñu de telle sorte que santé bi jël benn bond significatif on aura tous échoué. kooku moom il faut nu toog saytu xoolaat mbir yi bu baax xam nga fu mu nekk nii par exemple xoolal frontière yëpp tëj nañ ko xam nga Sénégal su fekkoon ni am ay hôpitaux yu mucc ayib daana mën a nekk ay hub médical comme ay Tunisie tabax ay hôpitaux yu mucc ayib def ko si comme université développement boo xam ni ay investissement ñoo fay nekk nit ñi ñëw fa def ay di fay mu nekk espèce de contribution boo xam ne day développer université yi. ndax am na feebar yi nga xam ne dañ ko fay defee ay yenn analyses yeeg yu ni mel. mais bien sûr de kooku d'accord naa say yow. moom d'accord naa say yow mais kooku xam nga kooku c'est à des niveaux importants de man may jël mais c'est des souhaits c'est des propositions que nous allons faire pour que au sortir de ce Covid-là nous repenser sur un système de santé. repenser sur nos façons de fonctionner. ci li ñuy jeexale mooy bu dul coronavirus étudiants yi toll nañ ci université lu ëpp 78 000 nga boole jàngalekat yi boole personnel administratif ci wàllu wér-gu-yaram yan jàngoro ndax mbooloo moo gis ak kuréel goo gis day am yu foofu ci wàllu wér-gu-yaram yan jàngoro la ñuy am ci li ñuy wax askanu université. waaw mais xam nga askanu université moom comme askan bi globalement rek xam nga Sénégal dafa nekk pays boo xam ne actuellement dafa nekk en transition épidémiologique parce que xam nga ñun suñu ay priorité de santé mooy maladie yi wàlle mooy maladie infectieuse transmissible yi mais xam nga actuellement dafa am benn espèce de poussée maladie non transmissible yi ba nga xam ne léegi par exemple bu njëkk ba par exemple xam nga nawet bii xam nga hôpitaux yi dañ daan fees dégg si bureau bi mais léegi da ngay gis ni léegi nit ñi li ngeen gën a di indi ay consultation mooy affaire tension affaire diabète affaire xol te loolu xam nga lan moo koy indi ñaari affaire gis nga nit da ngay lekk bu normal di tàggat sa yaram. jeex na professeur Mor Ndiaye directeur de l'institut de prévoyance médico-sociale bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jiite itam kuréel gañ fa sanc bi coronavirus duggee ci Sénégal muy xool jàngoro ji nees koy gérer ci biir université jërëjëf professeur yéen ak jàmm jaajëf Georges Déthié Diop ñu delloo rédaction RFM ak TFM kaddu gi El Hadj Ndiogou Diène Fati Dieng yéen ak jàmm. jërëjëf Babacar Fall yendook jàmm très bonne journée aux auditeurs de la radio ainsi que sunu téléspectateurs yi Ablaye Cissé yegsi na ci ñaareelu pàcc bi laay ñu ngi lay nuyu. Adja Fati ñu ngi lay fay nuyu gars yi fii képp. mu ngi noonu jàngat bi léegi ci kanam lay doon ak Ablaye Cissé laata loolu ñaareelu kaasu actu bi nag niñ koy defee saa su ne Mamadou Fall ak Cheikh Tidiane Diawo ñoo leen koy xelil jaajëf.
dañ koy tàmbale ak reprise des cours bi nga xam ni tey jii lañ ko nar a def